asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk tur ak sa sant ñu ngi fii ci quartier Kër Maas donc bëgg leen a woon situation bi nga xamante ni moo fi nekk donc à cause de la construction de cette route gis ngeen ko donc ndox mi dafa bloqué bi waroon di jàll ci biti donc jotul di jàll donc gis ngeen ko mu bloqué complètement li nga xamante ni moom mooy ndox bi waroon di jàll donc créer vraiment ay kii ci kër yi donc pratiquement dégg nga comme niñ koy waxee nee nañ kër yeeg yooyu yëpp vraiment dafa fees dell léegi xam naa ne noonu la ñuy àndee rek di wane li nga xamante ni situation yi nga xamante ni moom moo fi nekk donc actuellement nii population bi dañu baare tali bi ñoom li ñu bëgg moom mooy il faut que ñu daggal leen tali bi parce que nee nañ avant waxoon nañ ko entreprise bi ne leen pour ñu def benn pont boo xamante ni mooy relier diggante fii nga xamante ni fi la ndox mi nekk ak fee nga xamante ni moo daan am ndox donc ñu créer benn pont mais loolu autorités yi dañ ko bañ dëggal kii yi dañ ko bañ entreprise bi donc ñoom jàpp nañu ne kon inondation yi nga xamante ni tey moom la ñuy dund li nga xamante ni mooy entreprise bi moo leen ko teg donc ñu baare tali bi gis ngeen ko ni oto yaa ngi nii mënuñu dem léegi nag xam naa ne dañuy dugg rek defal leen visite ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu fi woo muy riverains yi muy ñi nga xamante ni ñoo fi dëkk ñu expliquer ñu li nga xamante ni moo fi nekk waaw donc suñu amee ci ñoom ñoo xamante ni après bu ñuy def visite bi ñu won ñu situation bi naka la mel donc Lune on peut visiter ba xam moi je suis en direct donc ce qu'on peut voir ñu wone ko donc gis ngeen ko pratiquement sama dàll yi presque dugg na donc vous voyez donc gis ngeen ko donc ndox bi dafa jël benn kii boo xamante ni vraiment yaatu na trop kii na trop donc ñu ngi dem ci biir lii nag ak démb li ñu wone woon ci mbiru jaan boobu ma wone woon donc situation ndox yu mel nii aussi li mu mën a indi dafa garaaw donc vraiment ñuy interpeller autorités yi donc gis nga kii atelier bi mu yore atelier soudeur la donc atelier soudeur la yore donc gis ngeen ko nii aj na lépp donc gis ngeen ko place bi fi na nii pratiquement gis ngeen ko c'est inondé donc gis ngeen naa ñu dem rek ci biir donc gis ngeen donc gis nga ma ne ko guleet lii kay mosu fee am. nee na mosu fi am mosu fi am parce que prévenir na leen ko avant lii ñuy am ñu xàll seen yoon bàyyi ndox mi mu jàll lañ def teguñu ko fenn dama leen waxoon damaa ñëw ba ci seen dëkk bi jour bi mu njëkkee taw ma ne ko fii nii yéen a ngi sëkk fii de yéen a ngi sëkk fii mais ndox mi du am fu mu jaar moom mu ne ma gën leen ñoo xam ne suñu liggéey après par la suite moom ci lañ jiyee ñu dem dagg seen yoon dagg yoon pour sauver seen base ñoom ñu dagg benn yoon bu gàtt pour ndox mi doon taaj bi base bi mën a jàll foofu noonu léegi ñu sëkk fii plus de 100 camions luñ mësul def fii yëpp plus de 100 camions ñu sotti ko fii sëkk ko ba mu kawe léegi bu ko defee nga xam ne ndox mi du am fu mu jaar léegi mu ngi nii tey conséquences yaa ngi nii ñu ne amul moom kër gi sama kër dama ko bënal fii ndox bi su dikkee day war dem dugg ci kalière bi ñu koy defar bi ñu topographie yi nekkee dikk naa ba ci yoon ne leen fii da ngeen koy def ab rajo baa ngeen def ko pont parce que fii la ndox bi jaar ñu ne waaw prévoir nañu ko dem jël tali bi di ko jal ba def nañ ko autoroute 1 mètre bay leen bii bu ndox bi dikkatee suñu kër yi dina indi wax naa leen ko avant
bii mu fanaane taw gis nga ni kër gi mel. mu fees del suñu wàññi ko te fi ne nii amul fu mu jaar ba génn. amul fu mu jaar ba génn. parce que plus de 100 kilomètres. donc gis ngeen ko. c'est ça. donc dugg nañ foofu noonu donc ñu continuer visite bi c'est une situation quand même très difficile gis ngeen ko nii. donc ñi jege ci tali bi yëpp fépp fu ñu waroon am occasion kii bi ndox bi daf ko feesal. gis ngeen ko léegi ñoom li ñu bëgg mooy ñu bënn fii nga xamante ni tey moom la ñu def hauteur pour permettre ndox bi doon jàll mu mën a jàll waaw donc ñoom nag donc gis ngeen ko ñu continuer je pense que ne sapeur mu ngi fële di jéem a évacuer peut-être ndox mi nga xamante ni tey moo fa nekk dañuy dem côté yooyu rek xool li nga xamante ni donc ñu dem xool la nga xamante ni moom la gars yi di def donc faut noter que salaamaaleykum sapeur na ngeen def donc c'est vrai que là les sapeurs pompiers sont là donc sapeur a ngi nii donc ñu ñëw dugg ci la situation aussi gis ngeen ko fii donc gis ngeen ndox mi mu ngi ci biir néeg yi donc gis ngeen ko nii ndox maa ngi nii ci biir néeg yi donc gis ngeen ko lépp bagage yëpp génne nañ ko matelas yi lépp teg ko ci kaw donc gis ngeen ko néeg yaa ngi nii donc mu ngi nii lépp gis ngeen ko donc ndox maa ngi nii ci biir néeg yi lii lépp ñoom nee nañu ils accusent l'entreprise CDE parce que bu fekkoon ne sóoraale nañu li nga xamante ni gis nga ko matelas yi te ndox bi amul fu mu mën a jaar donc gis ngeen ko néeg yaa ngi nii donc néeg yaa ngi nii donc gis ngeen donc gis nga bagage yi gis ngeen waañ bi amul fu ñu kiyee gis nga ko fee fa ñuy toggee amuñu fu ñu toggee gis ngeen ko gétt yi gis ngeen situation bu déplorable donc ñuy accuser vraiment l'entreprise bi nga xamante ni donc entreprise bi nga xamante ni ñoom ñoo donc ñu continuer visite bi donc la situation ñu ngi demaat ci beneen kër
donc ñuy ñaan aussi autorité yi luñ ci mën a def aussi ñu def ko ci parce que c'est une situation un peu difficile ay borom kër mënatuñu am accès ci seen i néeg mënatuñu am donc il faut que autorités yi fi nekk d'abord ñu wut ay solutions provisoires donc des solutions provisoires nañu xool naka la ñu mën a faxee ba nga xamante ni vraiment ñii nga xamante ni nekk nañ fii ci néeg yi ak kër yi ñu wutal leen ay solutions provisoires donc gis ngeen ko vraiment c'est une situation très difficile gis ngeen ko vraiment néeg yaa ngi nii gis nga kii nii fi ne nii difficilement la nar a génnee bagage ami donc vraiment c'est très difficile gis nga armoire bi peut-être am na ay yére gis nga ko lépp nar a yàqu gis ngeen ko nii gis ngeen ko gis ngeen ko nii donc c'est très difficile ñuy ñaan rek autorités yi gis ngeen ko nii lépp loo xamante ni mun nañ ko def ñu dem ko ci def gis ngeen ko si jaada yi gis nga vraiment armoire ba gis ngeen ko nii donc sauf dañuy sauver li ñu mën a sauver parce que lii peut-être da leen di bett ba nga xamante ni du ñu mën a jël ay bagages donc ñuy demander autorités yi nañu jóg dimbale ñi nga xamante ni vraiment ñi nekk ci situation fii moom mooy quartier Kër Maas donc digganteem ak fi nga xamante ni mooy gis ngeen fii aussi donc boo leen xoolee ndox bi pratiquement presque gis nga donc ndox baa ngi nii gis nga bagage yi kenn mënul génne dara aj nañ lépp donc ils ont pas dormi boo seetloo ñii xam nga kon nelawuñu parce que booy jël ay bagage aj ko ci kaw donc gis ngeen ko xale yaa ngi nii gis nga ndox bi fi mu toll ci ñoom donc mais ñuy wax aussi tamit que ne lii am fële mooy jaan boobu ma wone woon démb aussi ci quartier yooyu jaan yooyu aussi mun na fi nekk donc lu nekk c'est dangereux donc gis ngeen matelas bi moom mu ngi tëmb donc gis ngeen ko matelas baa ngi nii kon peut-être gis ngeen ko nii c'est une situation très difficile donc fii chambre yëpp a yem gis nga ko néeg yëpp a yem néeg yëpp a fees gis ngeen ko frigo bi lépp gis nga même courant bi xam naa buñ ko coupé wul sax j'espère que coupé nañu ko donc na ngeen coupé courant yi aussi c'est nelaw amu fi sonn nañu daal ñun depuis lémb ba léegi ñu nag suñu doom yi ñoo ngi nii lañ fanaanoo toog de xool ba bët sonn nañu daal ñu daal te ne ngeen fii mbir daawul mel nii daawul mel nii ñun bu nawee ne taw dañuy laloo xale suñu matelas yi ci suuf mais jàmm rek la ñuy am bu ñu yeewoo ñu jël suñu matelas mais démb si guddi yi dañoo yeewu rek suñu matelas yi def suñu dañoo sonn xoolal matelas yi mu nga ne ñu dem laay xale yi amuñu ñu ngi nii te dañoo am chance na mënoon naa dugg seen bakkan yi tali bi rek moo ko waral nag nañ ñu ci dimbale ñu defar ko defar ñu foo xam ne ndox mi day dem waaw mais ñun daal sonn nañ daal ku ñu jàpp daal ñu jël ak kanaal yi sonn nañ lool de sonn nañ dañoo sonn ak kanaal yi biig si guddi 3 heures du matin ba tey nelawuñu de ça va waaw ça va bien man nag doo ma jël waaw naa def jàmm rek yow de yàgg nga fi waaye daa mel lu mel ni mosu fee am fi ndox mi doon jaare moom la tali bi baare te jéemuñu cee wat fu mu war a mën a ci génne lan ngay ñaan autorité yi li gën a aajowoo jamono bii nan la ñu war a mën a lan ngeen soxlaa gun balaa dara ñëw fexe ba ndox mi génn ndox mi génn waaw ak ko ñu jàppale ndax sama tamit yàqu na frigo yi
yàqu na ak lal yi ak armoire yi. waaw ñu daal ko di jàppale daal la ñu bokk ceeb yi saako ceeb yi. lépp a tëmb. lépp a yàqu. bu ñu génnewuñu dara dañoo toog bi di ko xool ba bët set. waaw ñu daal ko di jàppale daal la ñu bokk. jërëjëf ndox mi génn. donc sëñ bi maa ngi lay ñaan ngeen partagé. sonn nañ lool moom. waaw. sonn nañu damm nañu ca 3 heures ba léegi nelawuñu ci lan ndax jox na lii moom wax dëgg baatee fi war nañu cee jàppale waaw. may ñaan autorité yi lépp loo xamante ni solution provisoire la ñu jéem ko préconiser donc fexe ba nga xamante ni li nga xamante ni moo am fii ñu jéem ko saafara bi moom mooy li nga xamante ni provisoirement suñ ci amee pexe ñu jéem ko ci def gis nga fas yaa ngi nii lépp a génn amatul fu nit ñi jaar donc mu nekk une situation vraiment déplorable. waaw ñu ngi seen nag waa sapeur waaye boobu ba léegi gisaguma ñoom ñu am lenn loo xamante ni peut-être ñu ngi ko ciy def xam naa dañuy xaar renfort dañuy xaar lii waaye lu mu ci mën a nekk ñoom ñu ngi fii daal donc sapeur a ngi fii donc mu nekk situation boo xamante ni vraiment métti na donc kër ñu ngi leen di ñaan ngeen partager vidéo yi parce que autorités yi war nañ ci jot war nañu wut ay pexe ci lii parce que nit ñi nelawuñu tëdduñu donc ñuy ñaan autorité yi ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw ñu ngi leen koy ñaan ñu ngi leen di ñaan donc ok c'est bon ah ma téye ko nii ok. léegi dama des léegi ma jaw. ah kii boobu waaw. ok donc salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Bambey TV di remercier suñu frère Modou Ndiaye di rafetlu taxawaay bi mu am envers Bambey saa yu Bambey soxlaa dañ koy gis suñu kanam donc là dañ yeewu à 3 heures du matin nekk si ay problème bu très sérieux boo xam te ne ku ne gis na ko nii ñu ñoo ko gisandoo c'est-à-dire y a une bon bi mu démarré les travaux li ci gën a malheureux mooy population bi ñëw nañ ci moom exiger ko à ce que mu créer benn canal boo xam ne day jaar ci suuf mën a déverser ndox mi ci carrière bi ñu bañ ko complètement dañuy commencé ñu ne ñu li ci gën a metti mooy dañuy wan que ne doole ñu jàngal lu ñuy liggéey xam nga loolu mooy rëy alors que y a loo xam te ne ay réalités yoo am ci sur le terrain loolu ñun ñu fi dund depuis des années ñoo ko xam ñoom xamuñ ko parce que fii mosul am inondation saa yu tawoon dañ doon am chance ndox mi dem ci carrière bi mais instant bi nii ak travaux yi tali bi soo gisoon niveau bi mu am par rapport ak kër yi dafa kawe de ce fait instant bi ndox mi day stagné ci biir kër yi d'ailleurs comme ni ngeen ko gis ci image yi gis nga kër yi instant bi matelas yi di patauger bon instant bi ñu ñëw baare tali bi ne leen doo leen liggéey tant que aussi wutu leen solution mën naa ne dañ koy refuser parce que ce qu'il propose comme solution loolu du solution mooy lan pont bee ne ñu ubbi ko ndox mi jàll alors que fii moo gën a xóot fii mooy yoonu ndox bi en réalité fii ñu taxaw nii mooy yoonu ndox bi donc pourquoi nangu wuñ ñu solution ba parce que xëy na peut-être gis nañ ne li ñu leen proposé ça demande des moyens et que ñoom bu ñu ko defee peut-être xëy na dina am lu ñu ci génnewaat seen poche xëy na peut-être foofu la ñuy xalaate parce que pour man rien ne les empêche ñu dagg tali bi
dugal fi benn tuyau ndox mi dem c'est très simple mais dañ koy bañ instant bi parce que dañuy proposer beneen solution ñun nag taxaw nañ quartier bi taxaw nañ à ce que vraiment loolu suñ ko mënee accepter tant mieux ñu bàyyi la ñu liggéey sapeur aussi mu ngi fi wax nañ ko li ñu koy wax nee nañ ko amuñu problème pour loolu mais il faudra que vraiment ñu indi benn tuyau déjà pour évacuer ndox mi et que ñu monter tuyau boobu noonu léegi nag bu ñu ko d'accord tant mieux bu ñu ko d'accordul moom duñ leen bàyyi duñ ubbi fii en tout cas ñu bari nañ duñ ubbi tant que joxuñu solution donc loolu mooy situation bi instant bi à Kër Mass. donc gars yi loolu aussi mën na jur ay musiba mën na jur ay fitna parce que nag population bu jaaxle donc day nekk situation boo xamante ni vraiment ñu ngi demander autorités yi lépp luñ ci mën a def ñu ñëw def ko ci jug ci parce que nag mën na jur musiba. nit ñi désespéré nañ ñu ngi ci situation boo xamante ni vraiment metti na donc situation bi xam naa dinañ leen ci ñëwaat incha allahu rabbi ci gën ko yaatal vraiment mu nekk situation boo xamante ni métti na lool métti na